auzu billahi min asheytaani rajim auzu billahi min asheytaani rajim yàlla nañ yàlla musal seytaane ak boor bu mu mën a féete yàlla nañ ci yàlla musal fi mu toll nii ndeysaan Ndeye Marème Sène maa ngi nuyu Mata Seck Fatima Diadiou Amadou Bodian Diaw maa ngi nuyu taaliba yëpp tey daaro bi dañoo war a wax len rek ci xar baaxi sëñ bi dañoo war a wax xar baaxi sang bi ba doon cee tudd len rek ci xar baax yi nga xamante ni def na ko fii ci Sénégal ak ci Afrique sowu jant ci xar baax yooyu nag lañ bëgg yëkkati len rek wax ko jaam yi ci bis bi nga xamante nii waa daayira bi yëpp fi mu toll nii ñu ngi toog di teewlu di déglu te jóoriñ mënul ñàkk a génn Fatma Barham non ñàngalu ma non damaa sérieux rek mais ñàngal mais maanaam ndaxte damaa wax ci sang bi ba fi mu toll nii xamatuma la may wax ci sang bi léegi dama koy sosal fi mu ne dama ko toll ci di ko sosal fi mu toll nii ndaxte dama bëgg dayoom gën a yëkkatiku donc fi mu ne damaa toll ci di ko sosal ndax mënatumaa wax ndax lu ma wax loo xam bind na ko leen li bind na ko leen li jëf na ko leen li doxalee na ko léegi nag damaa toll ne di wax ci ay xar baaxam yi nga xamante ni yéen xamoo leen ko mooy yi nga xamante ni yooyu moom bu koy def du ko def dara xar baax la rek maanaam yooyu du duggeewu ko dara yooyu laa bëgg ñu wax ko ndax ay daayira ñun daayira leen yor de fi mu toll nii tey gis ngeen gis nga wàcce kaamil kan moo ko mës a gis politicien bu ñuy defal ay wàcce kaamil di ko wàcceel ay kaamil ay xale yu ndaw xale yu mokkal alxuraan ay pa ay imam di wàcc kaamil gis nga leader politicien Sénégal yii bu ma doon ñoom nanu naan ndox sant yàlla jul ci yonte bi ba pare topp ci ginnaaw sang bi ay naani caam tey damaa yeewu di gis profil yi boo wàccee Facebook post yi Ousmane Sonko sang bi ma dem ba ci yàgg may lii du neen parce que ñun tayatoon lii nga jékki-jékki nag lang imaam yi nag daggee fi ak seen i kaamil def seen délégation wàcce kaamil di ñaan yàlla mu aar ko waaye ñun ñi ànd ak sang bii di son excellence professeur président Cheikh Mouhamadou Ahmadou Ousmane Nourou Saint-Esprit Sonko kooku ngeen yaakaar ni ñun lii neen la quoi parce que xam nga li garaaw mooy ñun ànd gën ànd ak moom xoolal gars yi ay na leen ko ñaanal na leen ko wàcceel kaamil na leen joxe suñu alal na leen solal taalibe yi na leen maye deret na leen raxas tëli yi na leen defar maanaam ñun lan lañ koy bégalee mooy li nga xamante ni mooy bégal suñu borom li nga xam mooy dimbali askan wi ñun loolu la ñuy def pour bégal amul lenn lu jëm ci poste jóge ci poste dem ci moom mais nañuy xool liy dimbali askan wi ñu bégalee ko sang bi waaw ñun ñooy ay taalibe yu discipliné xam nga su ma doon politicien sénégalais yi nañu jàng si ñun ndax ñun yortul parti ab daayira lañ yor am xalifa général bu ne ci kanam jiite ñun taalibe ñu topp ci ginnaaw di jëfee ndigal non Omar Mané lu garaaw laay wax ni parce que gars yi duñ def man damay topp ba ci yàgg ma ni gars yi duñ seetlu quoi gars yi ni ñuy paayeeg maire yi maanaam affaire bi du neen quoi te gis nga booy bi def léegi xoolal booy bi def léegi photom la jël daal di koy kànkaade ba mu baax teg ko ci bopp lal bi heure bu yeewoo jàkkaarloo moom bu xëyee jàkkaarloo moom looy uti sax da nga koy am parce que sa xolay neex c'est-à-dire da ngay ànd ak motivation ak ni koy waxee te énergie boo liggéeyee ci àdduna maanaam moom boo koy gis baa ngay déglu ay kàddoom da lay motiver nga doon ki nga war a doon dans la vie c'est-à-dire ñun foofu lañ toll fi mu toll nii te bisu tey bii foofu ma dugg ci moom wax ci ndaxte man li ma naqar rek mooy aw maag moom photo dina leen jaaxal nag bu ma amul ak sang bi photo mais loolu rek moo ma xaw a metti quoi parce que musuma dugal photo bu ma àndee ku siiw mais tey bu ma ko yoroon dama koy doon def dinaa weddi sama concept parce que dama ne du ma ànd ak nit ku siiw di dugal sama photo maag moom Facebook di ko partager parce que loolu du sama jikko mais su ma yoroon tey photo bu ma ànd ak moom dinaa ko dugal donte nag El Malick au passage xam naa ne yaa ngi may saadaat bëgg nga ma ñëw mais baal ma toog sama roq rek quoi liggéey li ma fa jàpp ni baax na quoi yow El Malick ku baax nga El Malick Ndiaye mi nekk ci Pastef porte-parole ku baax nga
bëgg ñuy jàppale Ousmane Sonko kuy waxtaan ak ñuy jàppale Ousmane Sonko ku leen di nemmeeku kuy xam ci lu ñu nekk nga yow ku baax nga yàlla na la yàlla toolal taxawal parce que nit bu ay nit di sonn ngir mbir jërëjëf da leen di yokk jom yow El Malick Ndiaye ku baax nga. en parenthèse sang bi daa fekk Sénégal yëpp di nelaw mu toog ñu naan Ousmane Sonko 2012 fu mu nekkoon wala bi Ablaye Wade di nekk ci nguur fu mu nekkoon dafa toog xool réewam xool jeunesse réewam ni ñuy doxee mu gis ni heure bu génnee ci mbedd mi di dawal otoom circulation bi di gis ay xale yu góor yu am jom ay jigéen yu jaay promotion jigéen yu am jom mu gis ni ñii ku leen dimbali ñu jël ku leen taxaw ñu gën ndax ñii am nañ jomu liggéey nangu nañoo sonn waaye ay njiit yu bon ay njiit yu trian ay njiit tappalekat ñoo leen sonal mais nekkul ñoom askan ñoom ñoo sonal seen bopp ndax bëgg nañoo jéem ñu ngi ci marché ambulant ñu ngi jaay lu nekk pour rien que pour am lu ñu yóbbu seen waajur ndax ñëpp ku ci sonn ku ne rek yaa ngi sonn mburu lan maa bëgg a teral sama yaay damaa bëgg tabaxal sama yaay kër damaa bëgg yóbbu sama yaay ak sama papa màkka jeunesse yëpp gisoo jeunesse buy nekk di liggéey wala muy sonn naan damaa bëgg di tukki ci avion yi wala may foo wala may def nii koo ci xool rek képp ku dëggu rek li muy wax mooy damaa bëgg a teral samay waajur damaa bëgg a dimbali samay waajur sang bi xool leen ba xool leen yaramam daw mu daal ni dinaa jël sama bakkan sama alal sama doole sama temps ma jaamoo ko yàlla ci askanu Sénégal allahu akbar mu ni dinaa jël sama alal sama doole sama temps sama bakkan ma jaamoo ko yàlla ci Sénégal mais ñun kooku ñun ñu ko topp ñun ba tey ñun dañoo dese sax ak dogu suñu digganteeg moom parce que moom fu ñu ko woowee dañoo war a woo fu ñu ko dóoree dañoo war a dóor fu ñu ko xuree dañoo war a xuri parce que moom li mu def moo tax ñu war ko def li Karim Xurum Xaq waxoon rek Ousmane Sonko du ma gën a gore maanaam parti bi ak projet bi ku ci nekk da ngaa war a wax Sonko du ma gën a gore parce que yow en âme et conscience boo toogee sa ruq nga xool loola projet bi jaral ak lan nga ci mën a def ci sa xaalis ci sa temps ci sa doole ci sa énergie ak ci sa lépp kenn ku ci nekk ci ñun rek bu ko projet bi jaralee loolu rek projet bi day àgg mais bu fekkente ni dañuy am xel ñaar te ki ñu àndal amul xel ñaar gisul tànk ginnaawam moom ci kanam rek objectif am mooy présidentielle 2024 ak Sénégal jubbantiku pas présidentielle 2024 mais Sénégal baax dëgg du fi dox administration normale école normale santé normale éducation lépp normal loolu mooy combat Ousmane Sonko te réveillé nag jeunesse bi yëpp ba teg leen ci te tey lépp dañuy def léegi don de soi pour la patrie kenn nekkatu fi di ut naan damay ut poste ak dama am lu may yaakaar lii lañ may fal ñëpp dañuy def seen ñàkk ak seen doole ci fi sabilillah loolu sang bi moo ko fi indi donc yéen ñi nga xamante ni tamit da ngeen ci nekk ci combat bi réseaux sociaux yi di ci posté di ci jënd énergie di ci def lu nekk ngeen ko ci def yéen tamit da ngeen am jaajëfal parce que moom kese mënu woon def lépp yéen ñi nekk ci combat bi nii di joxe seen tool di joxe seen xaalis barki dem bi mu woote ne Nemmeeku Tour 2 dafay am levée du fonds numéro 2 dafay am gars yi nekk bitim réew gars yi dañoo mer ci sang bi gars yi dañoo génn mere sang bi ndax lu tax ñu mere sang bi mooy 500 millions la laaj te taalibe yi joxe addiya ñoom seen yéen ëpp na 500 millions ñoom loolu mooy naqari parce que ñoom jàpp na ni bu ne benn Sénégalais bu nekk day joxe 500 francs te ñi nekk bitim réew kenn ku nekk mën a joxe 10 ba 20 ba 30 personnes kon am nañu leen naqari parce que waroon naa laaj lu mu néew 5 milliards gars yi ñoom jàpp nañ normalement war naa mën laaj 5 milliards ñu xool nan lañ koy matalee balaa ñu ak 2024 te taalibe yi foofu lañ toll ci dogu ndax ñun daanaka rek ñun dañuy copier ci murid yi neexu ba neexu dañoo copier ci woon suñ tuwaa bi rek parce que dañuy gis ni mbooloo mooy doole lu murid yi def ñun kon jàpp na ni ñun patriote dañoo jàpp ni mbooloo mooy doole rek mooy tax parti mën a dem parti bi amul kenn ko am xaalis koy financé kon donc ñun taalibe yi bu ñu jógee sang bi laaj ñëw laaj ak yërmande ci ñun ndax dafa am ñeewantal ak yërmande ci ñun tax mu ni jox leen ma 500 millions waaye sang bi xam nga ne mën nañ lu ëpp loolu ñun xam nga ni mën nañoo def lu ëpp 500 millions ndax yéene nañ la ko te mën nañ ko da ngay gis koo xam day arrêté ndékkeem levée du fonds bi xale bu élève bu arrêté ndékkeem jël 500 bi mu yoroon yónnee ko toog bañ a ndékki kon xam nga ni sang bi ñun suñu cofeel ak suñu yéene ci yow
ëpp na 500 millions kon donc bon laajee 500 millions sa yërmande la ci ñun sa yërmande donc ak bañ ñoo sonal moo tax nga bëgg ñoo laaj 500 millions waaye xam nga ñun mën noo génnal romb 500 millions ndax benn tàkkusaan lañ la génneel 150 millions presque ci benn tàkkusaan kon donc boo nee nañ jox na leen benn période de temps pour ñu indi ma 5 milliards yow leer na la 5 milliards dina tegu ci ko taawul parce que suñu dogu ak suñu taalibe ak suñu njëbbal moo tax ñu koy indi bu fekkee politiciens yi dafa am leen naqari fii ngeen génn dem parce que fii affaire sang bi lañ fiy waxtaanee tey dañuy tafsir dañuy conférence ci jëmmi sang bi ak ay xar baaxam ak li mu def ngir Sénégal ak yee gim nu yee ak dimbali gim nu dimbali bu weesoo lu dara dimbali gim ñu dimbali rek def ñu nu doon def na ay patriote ndax ñun ñàkkoon nañ valeur patriotisme ñàkkoon nañ lépp demoon nañ ba mu dee sànku nañ daanaka ñun ay waga lañ noroon doon waaye sang bi ñu dimbali tegaat ñu ci patriotisme ni leen bëgg leen réew mi topp leen réew mi defar leen réew mi xeex leen ngeen réew mi bu leen dugg gaal kenn déggatul waxi gaal ndax sang bi leen dimbali leen seen bopp ngeen toog ci réew mi dimbali leen seen bopp ngi seen waajur di leen gis ngeen am jom ngeen liggéey te xam ne changement dina am réew mi kenn du ko sopp ko lu yéen allahu akbar ay sang bi dimbali nga nu de budul woon yow son excellence professeur président Cheikh Mouhamadou ay wagal la ñuy doon ay undu yu teg mu dara waaye jërëjëf bëgg ñu dimbalee ba indiwaat ñu gindi ñu teg añ ci yoon Fatoumata Danso man de damaa kontaan ci sang bi ndax ku ne xeex bi fu ne la waay jóge ku ne fu ne dugal na fa xeex bi kenn xaarul kenn ku ne ngay dugal sa loxo ku ne ngay def li nga mën ngir rek mbir mi sotti mbir nag du fi kenn li ñëpp bokk la allahu akbar ñu ndey gërëm nañ la sang bi wax dëgg fa yàlla day ndimbal gi nga def ci ñun patriotisme bi nga def ci ñun suñu xel ñuy toog tey la ñuy waxtaanee Sénégal mooy Mamadou Dia képp kuy joxe exemple yaa ngi tudd Mamadou Dia di tudd Cheikh Anta sang bi yow boo jëlee réew mi dinañu jàngal Sëñ Tuubaa dinañ jàngal Seydi Hadji Malick dinañ jàngal Mame Baye Niass dinañ jàngal Cheikh Abdoulaye Niass dinañ jàngal Mame Baye Laye dinañu jàngal ñëpp ñu xam république des valeurs bi nga xamante ne am na ñu koy woote mooy ña ne ca wet ga la république des valeurs foofu lay ñëwee ñu xam ne lii Sénégal bi nga xam moom lañ soxla la ilaha illallah aleykum salaam waaw sa jégal ñu ko benn damay wax ci sang bi fi mu toll nii ndaxte volume baaxul mais volume bi man connexion Sénégal ni la mel waaye daal bés du tuut borom lay tollool te nag ku leble sa bor nga mer la nga ku fay sa bor nga mer la nga leblee baaxul tey boo gisee ñëpp jug ci réseaux sociaux yi ku ne taalal sa Facebook ku ne taalal sa photo ku ne naan ko jërëjëfe sang bi ku ne naan ko yàgg fi loolu te wër ku ne naan guddal fan sang bi nit anniversaire na fi nag amul jegewul sax ba président sax anniversaire fi nag ku tudd président sax anniversaire na te amul loolu waaye nag kii anniversaire tey wax dëgg fa yàlla askanu kona ndaxte xol yi ngay seeral di ko bëggal ak ci diggante te ku nekk ñiy seetaan suñuy wax ak di déglu suñuy kàddu xam nañ ni xel ni yaa ne ci dëgg xam nañ ni ñu ànd ak yow ñoo ne ci dëgg xam nañ ni ñun ñoo ŋànk dëgg waaye nag nafsi bakkan moo sonal nit waaye xam nga ni la topp ci doomu aadama ci mbooloo te joxoo leen dara ñu bëgg la sopp la jël seen alal di jël seen tool loolu dëgg rek la ko suñu borom di defal lu dul dëgg du am loolu dëgg rek moo am la ay nit yoo xam dañoo jàng ba am xam-xam ñi jàng ba am ay diplôme ñi jàng ba yor lu ne ku ne ñi yor milliards ñi yor lu ne ñëpp déglu la topp la nangul la wax dëgg fa yàlla day ku bañ a dugg ci combat boobu xëy rek sa naf solo sonal waaye ñun xam nañ ni li ñu ne ni moom ku tegal kaamil ñu ne billahi li ñu ne mooy dëgg waaye ñeneen benn feneen duñ taxaw ni li ñu nekk ñoom mooy dëgg parce que xam nañ ni ñoom ñun li ñu nekk mooy dëgg waaye nag nafsi bakkan dafa doy waar dafa def bëri ay privilège yoo xamante ni nii doo ko bëgg a ñàkk da ngay bëgg rek ñu lay li ngay yor ñu la ci compal waaye daal xam na ni ñun li ñu yor mooy dëgg nañ gën a góorgóorlu gën a xam ki ñu am mooy kan gën koo fonk gën koo bëgg gën koo respecté gën koo jox gën koo dooleel ba ñi nga xamante ni ñoo ko nar a sànq xam ne ñii kat kii li Ibrahima Fall nay reer waxoon bakkan lay laaj kii jël ko moom bakkan dong lay laaj waaye du laaj leneen foofu lañ toll forese leen voté loi yu nekk loi yu ne mën ngeen ko teg mais dëgg gi ñu bëgg a topp moom ala kulli aal dañ ko topp mën ngeen a voté seen loi ensemble rek aleykum salaam def leen neex teg seen i clan
ah Idrissa waaw kon jërëjëf li nga xamante ni daal def leen seen i loi teg seen i projet waaye xam nañ xel ni dëgg gi moom ñun ñoo ko yor te boobaa ñun ñi nga xam ñoo ànd ak moom fii ak dogu gaa ngi am jëm bi di nekk bu ñu xool nag ci ma sàmba bu ne ci parti bi lu muy def wala ma demba bu wootee mbiru parti bi wala na sàmba nañu xool ci jëm ni ci nga xamante ne moo ñu woo ci xeex bi moom na muy taxawee dajale mbooloo yombul yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ay saxaaba yu doon ñëw di siège naan diw mii la moo tax mii diw li moo tax ni mu jéem a xoolal nu fédéré rek toog ak ñëpp kon donc yenn ñi nga xamante ne dañuy am leen naqari bu leen yaakaar ne ñun ñii di wax nii sax si live bi duñu am des fois ay frustration dañuy am ay frustration waaye buñu jëlee frustration yi bu ñu ko gisee dañuy jël jëmmi sang bi teg ci kanam frustration bi rek mu fees dell ba dootuñu gisal frustration bi man loolu laa bëgg ñeneen ñi nga xamante ne nii ndax barki démb waa jeunesse yooyu nekk lew na ñeseen bi ñu waxee dañoo frustré wu ba génn ndax sang bi seet su leen rek laa ciy wax mooy loolu day wane seen mbëggeel dong ci sang bi loolu warul tax kenn mer wala kenn frustré kenn waru leen sax attaqué yéen parce que xamal da kenn war a attaqué du chantage du dara mbëgg ngeen bëgg rek ak yëg ngeen yëg ak cofeel ngeen am ci moom dong moo taxoon ngeen bëgg mu seet si leen waaye ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi te demandé woo leen ñooñu seet si leen sàkk woo leen président Macky seet si leen sàkk woo leen gouvernement Macky seet si leen ki ngeen so sàkk mu seet si leen mooy président son excellence Cheikh Mouhamadou Ahmadou Ousmane mu sell mi moom ngeen sàkk mu seet kon kooku ak cofeel dong ngeen wane ci moom kon loolu kenn du leen ci kenn ngaañi mbëggeel gu dëgg dong la mbëggeel goo leen ko bëgg dong la yéen bu leen découragé parce que kenn warul découragé ci combat bi ndax xamul tax li may wax chaque jour rek bu fekkee da ngaa nekk ci mbir fii stabilillah te yàlla rek tax nga nekk ci ak gëm koog dogu mbir ma dana dox ba fekk si la ndax xam nga ci xista benn waaye da doon laajte yaakaar naa su ma juumul xaw ma ban imam la su ma juumul damay bañ a wax histoire xista bi juum ci benn imam da doon ñaan yàlla ni imam boobu rek la doon ñaan yàlla tasanteel ci dundam ñu ñaan na yàlla lépp yàlla may na ko ba mu des gisanteeg imam boobu yàlla moo xëcc kilifa ga xëcc ko ba mu dugg fa muy lakkee mburu muy tudd yàlla di wax ba mu ni ko man de ñaan gi dong laa mës yàlla de mu ne ko moom diw moom ngay laaj dem mu ngi ni toog te yàllaa ko indi boobu kon donc yéen ñiy xaar pour gisanteeg pro waaleykum salaam gisanteeg sang bi ah doon ñu ko baal beneen ba ci kanam ci incha allah xam nga bëgg ngeen bëgg pro ak soppla ngeen ko soppla dong moo tax ngeen sàkku gis ko waaye moo ngeen sàkku gis ngeen kon donc bu leen kenn attaqué bu leen kenn wax loo xamante ni tamit war naa tax ngeen ni ku nekk na dem fa ko soob déedéet li ñu nekk nii kenn def ko ngir sa bakkan kenn def ko ngir yaakaar ku ko ciy def bokk yàgg naa ko wax si nga projet bii ku ciy def ngir ngistal mbala nga ciy wax ngir ngistal nga ciy wax ngir buzz tôt ou tard di nga daanu loolu moom na leer ci maa ngi koy répété wax naa ko ba ma ko dalee wax ak léegi ëpp na ñaari at wala ñetti at nee naa leen projet bii ku ci nekk ngir buzz mbaa nga nekk ci ngir ñu lay tudd mbaa nga nekk pour ñu lay joxoñ mbaa nga mu nekk ci pour mu am martaba tôt ou tard yàlla dina la daaneel ndax amul tax parce que dëgg woo ca la ci li nga nekk nekkul da ngaa gëm moo tax nga nekk fa dafa am loo bëgg dafa am loo yóotu nga bëgg ko jaare ci mbir mi pour jot ci ku ci nekk fi sabilillah rek yàlla dina la wuy donc nag te ñi nga xamante ni ñooy wax ak ñooy gàddu bës bi mooy sama xeet gi sama genre gi dafa am ñu leen raw ëpp leen mérite gën leen a gëm projet bi gën leen a bëgg projet bi te ñooñu kenn xamu leen siiwuñu mooy ñii di seetaan di bind ñii di nga xam ñooy jël seen xaalis te ñii di seetaan di dugal seen xaalis ci projet bi te génn ñu live waxuñu te manifestation bu ci def ñoom ñoo tamit ñooy wëlbati ko wàccaat ci terrain bi dem ñu leen dóor lacrymogène ak bali kon ñooñu gën a fort kon yow mi toog sax di wax benn seeni seen di wax ñu ni kii seeni la nit ñi xàmmee la boo génne séenee ngi nii yee nga am ci loolu am na koo xam ne amu ci loolu lépp te mu ngi ci projet bi mu ngi joxe xaalisam bu ñu wootee manifestation mu génn bàyyi ay itam takk ay drapeau di def kon yow am na loo ko ëppalee kon donc boo xoolee ci kooku rek war naa tax yow nga contrôlé wu ba nga mën a continuer sa combat sans nga am leen lo d'histoire waaw parce que tôt ou tard wax naa ko garab la par force xob yi bon dañuy wat xob bi nag débat mën na nekk xob boo xamante ni sax benn séeni la ni mu meloon ci combat bi gars yi gëm ko fonk ko si jëwriñ nangam sangam nii fekk xob ba bon la buñ ko gësamee dina wat am na ñoo xamante ne ay xob yu bonoon tôt ou tard dañuy wat mën nañ fi joxe ay kaaw bëgg bàyyi mën nañ fi joxe ay kaaw ñeneen ak ñeneen parce que tôt ou tard xob yu bon yi dinañ wat loolu day am
waaye koo xamante ni yaakaaroo ci combat bi ceeb boo yóbbu sa kër yaakaaroo ci dërëm boo def sa poche yaakaaroo ci poste boo ci nekk ndax nag am na ñoo xamante ne nii bu leen limee da nga leen damay mel damay choisir à chaque fois di leen lim mais du ma leen lim tey parce que mën naa am frustration ndax des fois nga ne tax li moo diw tax li moo diw mais dañoo baax ñu leen di wax dafa baax ñu leen di wax parce que waaw góor maanaam fajul coono bi waaye yokk na jom am na ñoo xam amoo sax ñoom relation mais ci seen i poste publication ci seen i poste seen i taxawaay nga leen di nawee ci combat bi parce que dëgg moo leen ñor parce que dëgg moo leen ñor xam nga dëgg fu mu nekk gis nga des fois damay toog ba ci yàgg mu romb mbedd mi ñuy gas seen affaire canalisation yi ñu def ma xool ko ba ci yàgg ma ni bilaay Macky jàmbaar la muy gas nag muy gas dafa metti gas yombul quoi parce que li ngay suul ay milliards te nit ñi duñ ko gis parce que dëgg la su ma xaaree ci damaa bëgg Sonko rek tax du ma gisee loolu du ma ko wax dama naan man je suis pas honnête en moi-même parce que damaa xam li ci canalisation boo demee bitim réew canalisation moo tax dëkk bi am lu bari donc tey bu ko defee tey bu ñëwee sang bi ñëw gérer 2024 Sénégal gën a naat moom mu yokk yeneen projet gas feneen ak feneen bu ko defee dëkk bi gën a mën a évoluer wu loolu courage moo lay may ak gët yaa ngi leen di wax gët moo lay may nga wax loolu c'est-à-dire man foofu laa nekk mais nekkuma ci ay parparloo Ousmane Sonko dafa yor dëgg 500% moo tax ma ànd ak moom loolu 500% bu mu yor mu am dëgg taxul bu Macky yor benn dëggam dinaa ko waxal benn dëggam boobu du mën na bu benn dëggu Macky ndax damaa far ci 500 Ousmane Sonko yi Ousmane Sonko li mu yor combat ba nga ko tàmbalee ba tey lépp ci ay dëgg la ko teg ci li ñu gëm waaye du tere Macky bu yoree benn dëggam ma ne ko nag Macky yor nga 199 yoo xam dara baaxu ci waaye yor nga benn dëgg boobu si dara sax parce que dara mënu ko teree nekk dëgg dëgg boobu dara mënu ko teree nekk dëgg sax parce que dëgg la loolu mooy li nga xamante ni man loolu laa gën a honesty boobu boo ko amee sa dënn nekk ci mbir ku la ca fekk dala cay respecté dala cay naw mais du ma nekk mukk benn niil su kenn toog di xarab ngir xarab wala wax lu bon ngir wax lu bon damaa am fu ma féetee am ku ma bëgg am ku ma bëgg a jàppal am ku may xeexal am ku may sonn subaa ngoon guddeeg bëccëg ngir moom waaye teral bu keneen amee dëgg ma ne ko ni islam bi ko jàngalee yow mii am nga dëgg dëgg boobu sa dëgg la téye ko loolu mooy li baax noonu da laa nee ci combat bi te nag méthode boobu laay demee ba léegi 2014 boobu moom nekkul ci mbiri Pastef boobu sama live bopp laa leen def waaye 2016 ba mu ne jox ci combat bi bokkuma Pastef ba tey waaye maa ngi ci combat Pastef parce que Pastef li muy xeex du pour Pastef pour Sénégal la ba tey ma dugg ci méthode bii ma yor laa yor utuma ku ma ci neex utuma ku ma ci bëgg utuma ku ma ci xaritoo utuma ku ma ci farfarloo parce que lii mooy lii ma gëm moom mii laay wax utuma ci buzz utuma ci liñ ci dig li nekk diñ ci saaga dinañ ci wax lu baax dina ci tàgg dina ci gërëm ba loolu lépp intéressé moo man atteindre parce que li ma ci intéressé mooy lii ma gëm sentir ko di ko wax di ko liggéey moom laay continuer rek lu ma ci xam rek ma xam loolu la bu dee lu baax la alhamdulilah bu dee safaan ma sante ko yàlla rek xam loolu laa ci gagné waaw jaase an waaw yàlla na ni yàlla taxaw ni ñëpp laa bi bu baaxee rek yàlla na suñu yor borom gën ko baax waaye li ci am solo daal ba am solo mooy nit ñi ciy nekk nañuy dëggu rek bu ñu dëggoo dogu suñu borom jàppale ñu mais bu ñu déppee rek di wax barki démb damaa toog ay nit yu bëri ñoo xamante ni dañoo bëgg sang bi ba macha allah day ñëw des fois fii ci place bi wax dëgg yàlla ndax des fois ku nekk tamit fa nga mën a defee sa sensibilisation nga def sensibilisation ma toog xam ci ñoom ak bëgguñ bëgg sang gi nag bu ma wér ma leen yéen xam nga yow da ngaa bëgg sang bi ma lim nekk ñett ñu toogandoo xam daanaka fu may toog sax léegi li ci ëpp patriote may war parce que xam nañ sama xeetu sang bi ma ne yéen ñett ñi pourtant yéen ñett ñi seen bëgg ci sang bi ak li ngeen daj ci sang bi mun naa ma ne ko di ko wax mun naa ma ne ko kenn na table ko ci seen bëgg wallahi dañuy publier seen Facebook kenn gi sax maa mi ngi si naan dañuy publier seen Facebook saa su ne ci sang bi ma leen waaye de pourtant bu manifestation amul yéen ñett ñëpp da ngeen dem uti dépense da ngeen di liggéey dépense pourtant man damay jékki-jékki di wàcc ci dem terrain bi mun naa ma ne ko parce que loolu mooy doxu ma ne ko yéen ma ne ko tey ji yéen ñëpp ku nekk mun naa ma ne ko yaay liggéeyal sa bopp sa sànce bopp nga yor wala sa bureau bopp wala sa business bopp donc yow doo wax su ma liggéeyul dañ may dàq wala dañ may indi problème mais da ngaa sacrifié wul sa temps pour dem ci combat ba il faut kenn ku nekk
nga jàppee combat bi loolu maanaam damay bàyyi sama yitte pour dem def loolu waaye non 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 garaawal gars yi dinañ dem ah gars yi ay jàmbaar lañ naa ko partagé boo bu ñëpp defee yow sang bu woote du gis picc maanaam dafa am lu muy soxla pour ñu mën a àgg fi ñu war a àgg damay bëgg gars yi buñ nee nañ génn kenn ku nekk jàpp ni yow boo génnul mbir mi du sotti mais bul ni ñoom seeni dinañ génn ñoom Ousmane Diagne dinañ génn ñoom Mbayang Dramé dinañ génn Medoune Fall gars yi dinañ génn déedéet yow jàppal ni man su ma génnul mbir mi du sotti loolu mooy tax combat bi aboutir mais pas gars yi dinañ dem non am naa ci yaakaar affaire bi nga am déedéet ku nekk na ko def sa mbiri bopp ku nekk na ko def sa mbiri bopp bu génn jotee nga ne man su ma génnul mbir mi du sotti loolu mooy tax a génn yow waaw tey nag xam naa ni nit ki la moo tax ngeen di lu bëri ñi compatible ci maag sang bi ci lu may wax mu nekk nu muy waxee lu may gisee mu nekk nu muy gisee ba ci xeet anniversaire yi sax nit ñi des fois dañuy sax demandé ba jëriñ ban date may anniversaire parce que dama ko bloqué fépp parce que bokkul ci loo xamante ne nii maanaam comme des fois nga gis nit ñi dañuy fexe artistes yi di leen souhaité happy birthday yu bëri ñu def ko statut rangale di wax na happy birthday di wax na happy birthday bañ naa ko ba dama bloqué fi ñu ko nit ñi di gisee sax pour gis sama happy birthday benn deuxièmement yenn artistes yi nga xamante ni sax dama amoon ñoom relation rafet dañu may yónnee ak ay animateur mais dama koy téye sama WhatsApp te dama ko statut après dama leen tontu leen maa préféré wu di ko statut quoi like is this not me nekkul man quoi maanaam parce que ba gëm naa ni sax sang bi noonu la mel mais suñu xër ci moom tey moo tax ñun ñëpp ñu taxaw di ko yuuxu happy birthday am jaara faam bind ko te damaa gëm ni sama xol ni ma gëmee ni noonu laa ci mel ci anniversaire noonu la mel ci anniversaire nekkul loo xamante ni da koy yóbbu foo xamante ni oh tey sama anniversaire is ma turn up you know comme gars yi ni koy defee man gëm naa noonu la ci mel ndax man noonu laa ci mel man nit souhaité ma happy birthday ak mu ñaaka ma ko souhaité wax ma ko yaa amul benn wax dëgg yàlla parce que man mi nday mbilig sax daanaka rek du ma xam ne sax tey la sama anniversaire so loolu ci nit la quoi donc mais xër gu ñu xër ci moom moo ñu yóbbu tey ñëpp ku ne def seen happy birthday wis ko bind ko wax ko donte ku mel ni man nga xam góoma sax dama ciy nekk parce que xër gu ñu xër ci sang bi la donc moom moo ni toll dama sàmb sacrifié woo ko da ngaa defar sa avenir ngir projet bi bul gis sacrifié boo gisee sacrifié rek mooy que ni la nga doon def dafa gën lii da ngaa defar sa avenir ngir projet da ngaa defar sa avenir ngir projet bi parce que bis li ngay xeex bu sottee sa avenir da nga koo defar waaye sacrifié woo ko positivement la ñuy xool projet bi lu ci waaye def bakkan alal doole kattan temps lu ci waaye def da ngaa defar sa avenir waaye sacrifié sa avenir parce que tubaab bi mu ñu naxee ba nax ñu mooy fi muy xalaatee demee ñun ñuy xalaat léegi-léegi naaw tout est teew ay termes yu bon la ñu jox ñu ko utiliser ay tout est teew au lieu ñu xalaat for the future for the future generation ñu xalaat loolu mais non nañ ko defar léegi nañ ko lekk léegi ñoo koy jariñoo tubaab bi foofu lañ naxee projet Pastef nag du loolu projet Pastef mooy ñoo koy tëgg ñoo koy yanu comme ni yéen salaa salaam defalee islam tëgg ko yanu ko ñu jàpp ñi ñoom Sumayya xar leen jàpp ñi dóor jàpp ñoom Bilaal di diri ci naaj bi yonent bi salaa salaam leen acca na leen ko porte combat bi na leen dem bopp yi tey ñu am Makka di yëg avion ak ay tànk am ay famille yu ñu ciy teral am ñoo xam ne ci amee ji kilifa dina ñu leen ci woo ndax ci tur islam ñu defal leen privilège ko yëpp dafa am ku xeexoon pour future génération bi war a ñëw kon projet Pastef loolu la projet Pastef loolu la maanaam da ngay xeex pour génération Sénégal bii di ñëw dans 15 ans ñu kontaan ñu bëgg ñu bañ a dund métti di ñuy dund ndax tey da ngay toog fii sa place ay nit mënoo xëy chaque jour liy dugg ci ay nit di ñaan dimbal lu ma yóbbu kër ga dépense damay ordonnance seex yaa ngi yalwaan c'est-à-dire yoo xamante ni pays wu misérable rek la mën a am donc loolu képp ku bàyyi mbir ngir faj loolu jaamu yàlla nga nekk ci ibaadaat nga nekk ci jaamu yàlla nga nekk ku leen di gëmloo affaire passé politiciens yi ñun ñëpp a yam moom moo xamul lu muy wax mais yow yaa ngi ci jaamu yàlla parce que future génération nga bëgg a changer ba nga xamante ne nii tey bu ñu ñëwee duñ am yenn jafe-jafe yi ci wàllu njàng ci wàllu lekk ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu lu ne loolu nan la ko nit defee nga ni kii da ngay ay politiciens yëpp a yam da ngay perdre seen temps nañ ko gën a gëm ñun jeunesse bi nañ ci gën a nekk
nañu gën a càpp suñu loxo ci biir ba ñu xam ni changement la ñu soxla te kilifa diine yi bu ñu demee ba gis ne jeunesse bi yii changement ak lu mën a xew dañuy ànd ak ñun te nag moo la benn affaire yéen bi sallallahu alayhi wasallam moo ni lépp lu ndaw nekk def leen ci seen loxo parce que loolu barke lay jur parce que loolu day am ndam lu ndaw nekk lu ne rek yéen bi sallallahu alayhi wasallam mu ni moom mooy dem ci kanam parce que ndaw ko ngànk yu ànd ak ay mag nag ay mag yoo xamante ne nii ay mag yooyu doyen Alla Fall ay mag yoo xamante ne nii mag yu xam lu xewoon démb lañ mën ñu koo nettali ba pare ni ñu protéger leen seen suba waaye dafa am ay mag yu ci nekk yoo xamante ni dañ naan ñu lee moo xewoon démb bu leen ko nangu ngeen préparé ngeen suba parce que yàlla suturaal na leen ba ñoom ñu fekke tey ñu ñaan yàlla sax ñoom suba fekk leen fi ñoom dañoo fekke woon démb nettalu ñu démb waaw na leen gën a góorgóorlu combat bi buntu yoo ñoxal na leen gën a góorgóorlu ñoom li leen jaral ba tax ñoom ñuy teg ay projet nañu ko jaral ba ñuy wàcc ci tali bi nañuy jaral ba bu ñu wootee ñu génn waaw man de ci loolu laay woote donte nag li ma fi wax naan ay damay wax lu baaxu mag yi terewul dama ni adversité la is not animosité is adversité des fois moo ko sooyee jaañ affaire bi is adversité not animosité lu ma jekku dama koy def lu salti na am na yoo xam da nga koy jombale sa bopp sa charisme du la ko may sa valeur sa dignité du la may nga def yenn yi ci ndax politique waaye li ngay défendre da nga koy défendre ñoom bu ñu amee base su nag wàcc bay nekk fii di ko Guy Marius Sagna di ko lijjën ci ay affaire u taat ak yooyu ñoom la mais ñun li ñuy wax mooy lii éveillé Sénégalais ci patriote yi live ak ñiy woote ñëpp dañuy fexe ñuy nekk ci combat yooyu civisme woote ci wàllu valeur woote ci wàllu dignité woote ci wàllu diine ak bu mënti doon ñun ci yooyu lañ nekk ci yooyu la ñuy nekk mais pas ñuy fekk ñuy wooten ci ay live di dagg ay saaga damay nangam damay damay saa ku ñuy xaar foofu doo ñu fa fekk waay moo tax sama live ku mu dérange sax pour man daf bu fekk rek nga am loolu naqari parce que doo fi ñëw fekk fa ñu saaga fi wala ñu fi xarab fi nit wala ñu li ñuy wax mooy li nga xam moom la ñuy kombaal moom la ñuy gëm ci loolu la ñu nekk teewul nag ba tey fi ma taxaw laay taxaw ba tey fi ma taxaw laay taxaw parce que ñi la jaar ma jaar li may wax man la engagé bokkuma ci parti Pastef bokkuma ak parti Pastef samay wax man la concerné wul Pastef loolu foofu nga koy leeral parce que ñoom bu ñu bëgg a yàq danaan gis nga kii seen militant la gis nga li muy wax da ngay leeral chaque jour que ni man bokkuma parti Pastef te Pastef ku xam ni muy doxee nga xam ne tey ñi ŋànk doole réseaux sociaux yi boo leen limee li ci bokk Pastef matul 5% 95% yi bokkuñu Pastef te bu ma leen limoon fii yéen ñëpp ngeen d'accord moo ci xamee sax ku bokk Pastef Khadija Mahécor lay nekk ak Issa Diène Ousmane Diagne bokk fa man bokkuma Hannibal bokkul Karim nit dëgg bokkul nit dof bokkul ñi bokkul bëri nañ quoi mënoo lim ñi bokkul bëri na Babacar Diop bokkul ñi bokkul bëri na quoi combat bi lañ gëm mais pas parti bi loolu foog mu leer loolu moo tax man la mbir mi daayira la gis nga bi nemmeeku tur amee ñu ne ma ñëwal nga toog jóoriñ waaw foog nga ñëw toog plateau loolu nag pour man sax loolu sax dafa ëpp dafa ëpp maanaam tànn la ci yoo xam xool ñu am nga carte membre xool ñu bokk ci parti mais ñu xool ni ñu ngi def seen nemmeeku ñun la jóoriñ ñëwal toog ci plateau rek bu la ko nit sagalee sax xanaa yow loolu looy casé te sax war nga ko teg suuf nga xam ne ko ñii boole nañ la seen biir donte au vrai sens du terme bokkoo noonu waaye ñoom danoo jàpp ni da ngaa bokk ndax dañu laa boole seen biir parce que ñoom li ñu gis du question parti Pastef mais li ñu gis mooy sénégalisation bu ñu def ñëpp ñu bokk ci benn saako. nan leen gën a yaatal dënn yi gën a bañ di waxee far bu ëpp bëgguma loolu man fanatisme bëgguma ko ci dara man bëgguma fanatisme ci dara ci diine ci lu mën doon man bëgguma fanatisme man dama bëgg nit ki utiliser xelam day am ñoo xam boo waxtaan ak ñoom ci ay yenn mbiri projet yi sax dañ naan la lu tax nga waxee nii mais buñ toogee après diglu la te ne ah waaw foofu la ñuy mujjee yow ah waaw am na lu ma publié woon benn jour am nit ji woo ma ni ba ma nee Fata Bayeno ci affaire Wally Seck bi am ko ni ma nii ma expliqué ko ni ko fan laa ko teg mun ma oo man gisee wu ma woon foofu man fee laa doon gisee ma ne ko waaw parce que da ngaa joué samay propos sans autant nga laaj ma man dayu mbi lan moo tax ma wax lii il faut que ñu bañ a demee fanatisme loolu baaxul fanatisme baaxul ci dara parce que da ngay am gàcce mbala nga wax après dara nga gis dëgg c'est-à-dire baaxul dañuy demee ak suñuy xel nga yàlla bi wax ci alxuraan daan yéen borom xel yi parce que da ngeen ko utiliser xalaat you know mais du ma ni
diw moo ma neex rek lu mu def ba des fois nag xam nga ma xaal bi ñëw moment bu ma naan man sang bi soxlaatuma xalaat soxlaatuma xool soxlaatuma moment boobu dama fannaaw parce que des fois damay wax sang bi dootuma ànd ak sama soog damay génn ci pays yi boobu maa ngi ci yeneen foofu xaal naa su ma xaalee moom looyu may wax yooyu man la concerné mais xamante ne boo leen fekkee yi nga xam ne su ma xaalee laa koy wax ngeen koy bëgg a jëfee loolu du ma arrangé moo tax keroog nee nañ ma del saay booy laay ba del dal pays bi ngay waxee yéen taalibe yi bu ñu ko déggee dañu yaakaar ni pays boobu moom war a dem te pays boobu pour